ku ci nekk ci sa tur ak sa sant avant tout damay leen di remercier bu baax a baax ci seen présence ndax woote nit ñi bàyyi seen yitte ñëw wuy si la yombul rawatina yéen presse bi ku xool fii tey xam ni presse u Sénégal bi yëpp dajaloo nañ fi lii mooy Sénégal donc tey li tax ñu woo leen dafa nekk loo xam ni daf ñëw soxal avant tout damay présenter ñi nga xamante ne nii ñoom laa toogal ci table bi yaa Aïssatou Diagne là-bas suma côté yaa Abdoulaye Diop dinaa wax ci moom yaa Adja Aminta Seck dinaa wax ci moom yaa Siradio dinaa wax ci moom donc li tax ñu woo leen du lenn lu dul dañoo am loo xamante ne nii faw ñu wax ko te waa Grand Yoff lay soxal mooy mairie bii ñu jëm muy élection locale yi boobu ba léegi depuis 2008 dañoo nekk ci politique gu Grand Yoff di jàppale ay nit nekk boy bu ndaw nekk koo xamante ne nii dañoo bëgg suñu gox fi ñu dëkk te bëgg nañu wax dëgg yàlla dëkk yi ñuy bëgg di fréquenter wala ñu di ko gis Grand Yoff war naa mën a jege loolu même bu ko melul donc ñuy topp ay nit élection bu ñëw am na ku ñu àndal mais bu ñu demee ba si biir dañuy xam ni bokkuñu ay ambition ci dëkk bi ñu dëkk ndax bu ñu gisee tey 2014 àndoon nañ fekk nit bi ñu déparé tag dañoo gis mu dem di xëccoo feneen kon tey loolu jiite la donc yow foofu noonu taxul woon ngay jóg ñu gisati ñeneen ñoo xam ne yàlla dénk na leen ci suñu alalu réew ñu yor ci ay ndombal tànk dëkk ci gox bi mais li ñu war a def ñun dañoo gis ni dafa des ñu amati aussi kilifa boo xam ni Grand Yoff la dëkk à chaque fois Grand Yoff moom la ñuy jox bopp parce que doomu dëkk ba la dëgg la mais tey jii nit da ngay bàyyi xel lenn koo xam ni toog na foo xam ni wax na carrément que ni Grand Yoff toxal ko moo gën a yomb defar ko loolu aveu d'échec la donc tey kooku bu ñu ko doon bàyyi xel amaana duñ ko dénk baa ñuy yaakaar ci moom mu ñuy sampal kenn yooyu yëpp bi ñu defee analyse bi dañoo xam ni instant yi nii lanu mën ñun xale yi màgg nan ñi ngi jéemal seen bopp mosunoo tukki dem bitim réew à part vacances dem Chine dem Maroc mais bu ñu demee foofu bi ñu ñëwee dañ fa jàng te vacances donc la ñu demoon lépp loo xamante ne nii am nañ ko fii ci Sénégal ñu nekk ay xale yu ndaw maa ngi ci agriculture bi à Mboro nekk ci élevage mouton de race yi laadum di exposé ci foire yi ku ci dugg di nga xam li ma lay wax nekk ci milieu boo xam ni ci business ba tax na tey jii nii fi ñu nekk nii am nañ fi luñ fiy liggéey fii ñu woote nii tey li tax ñu génn Grand Yoff ñëw Sacré-Cœur loolu moo tax donc bërëb la bu ñu samp boo xam ne tamit c'est récent donc ñi ngi góorgóorlu ne serait-ce que ça ñu wan jeunesse bi que ni c'est possible léegi nag li ñu bëgg ànduñu ak kenn nekkuñu ak kenn je me disais que ni def sama déclaration wala ma nekk candidat ci mairie Grand Yoff sama décision personnelle la ni may defee sama déclaration aussi sama décision personnelle la parce que tey am na koy waxal am na si ñoom ci kilifa yi ñoo xam ne yaa ngi leen doon gunge bu ñu la déggee li ñu lay njëkk a sabootee mooy mbaa sa 10 millions mat na mbaa sa lii mat na jamit affaire bi dafa metti ay blocage la yu ñuy tegal jeunesse bi dara amu ci yëpp ay montage la kenn koo ci fëggoon fii tey mënu laa génneel 10 millions yu muy yóbbu caution bu ko ci mënee ñu ngi dégg tamit ñu naan nañ def caution bi ay 10 millions wala nañ ko def 20 millions parce que ku jóg bëgg ko affaire bi dafa kalaate ba mu amee possibilité bokkoo ci parti bokkoo ci mouvement politico am nga droit nekk candidat ci mairie boobu la yëf yi kalaate léegi nag ku ne dafa am possibilité bokk ñiy dimbali askan wi ñoo jóg tey bëgg defar suñu bopp te loolu yomb na te lu ñu bëgg mooy bokk googu nag xaaruñu ci lenn lu dul population Grand Yoff jeunesse su Grand Yoff ñu xamante ne ni dañuy rêver mën na doon dëgg te dëgg lay doon à partir d'aujourd'hui képp koo xamante ne ni suñu engagement suñu détermination parce que fexe nañ ba suñu ginnaaw nag man Jamil Seck suma ginnaaw lépp a clean mais maa ngi dugg ci loo xamante ne nii tey jii nii mën nañ laa indil lu ne mais ñu ngi xaar lépp pour lenn ni ñu koy jàppee rek mooy comme kilifa yi dëkk bu ne yow Sénégal mosuñoo guerre macha allah mosuñoo def loo xamante ne ni mën nañu gàllankoor mais lu pourquoi ñun mënuñu dem lan moo tax ñun mënuñu dem politique de social bi nga xamante ni dañ koy def tabaski ñu ñëw takkal la xar tamxarit ñu ñëw yeewal la nag yeneen yi ñu ñëw dimbali la ba tey ñoom même nit ñi ñoo ñuy dimbali ñun malgré am na ñun ñu ñuy dimbali de mais même nit ñi la ñuy dimbali même nit ñi ñoo ñuy dimbali léegi nag duñ def politique de solidarité ku ne lu mu mën ñu jàppale ko ci man li may def ñu jàppale ma ci keneen lu muy def ñu jàppale ko ci léegi Sénégal dem Grand Yoff nag dañoo am lu ñu metti ñun ñëpp nekkatuñu di xaar ñu rey nit ñu doog a takk brassard rouge nekkatuñu ñu xaar inondation am ñuy jooy
déclaration bi ma ko bëggee def yàgg na mais Covid bi dugg ci 3e vague mënatuñu rassembler ay nit mais HLM Grand Yoff gi ma dëkk laa bëggoon mobiliser plus de 400 personnes presque moo may déglu mën naa ko biir Grand Yoff te ay doomu Grand Yoff ñooy ñëw mobiliser woo presse bi yëpp wax leen ni je serai candidat léegi nag mënuñu ko def ak Covid bi contexte Covid bi ñuy ñaan yàlla jëlee ko ci àdduna bi du ñu ñaanal sax Sénégal yàlla jëlee ko ci àdduna bi mu jóge fi ku nekk dellu ci say ay activité bi ñu xamee ni loolu mënta nekk ci lañ choisir restaurant bi nga xamante ni mi ngi fii ñu mën fee ñëw defee ko fi jéem a respecter mesures barrières yi ndax combat bi jiitu ci combat ay élection ay bëgg naa lii bëgg naa lee Covid moo jiitu ñëpp ndax tënk nañ ñëpp donc loolu moo tax ñu organiser ko tey te pare nañu incha allah ànd ak population bu Grand Yoff muy mag muy ndaw muy maire muy paa surtout jeunesse bi dama compter si ñoom jeunesse bi man dama compter ci ñoom parce que je suis jeune de 87 osé xalaat que ni lii c'est possible te dafa possible dañ koy def tey nit boo taxawee ne ko Grand Yoff mënuñu koo defar doxal ko moo gën a yomb defar ko Abdoulaye Diop mi ngi nii sama wet dafa déclaré nekk candidat ci mairie Grand Yoff amul benn candidat man tamit bu ma déggul ni déclaré nga pour nekk candidat te ubbi lu ma la samay bunt mag laa leen jàppe booy la mag laa leen jàppee am na luñ ci def sonn nañ ci politique ba léegi ñu ngi ci mais li tax ma teg ko tey sama wet dafa déclaré de mais dama ko teg sama wet pour wan nit ñi que ni xuloowuñu xeexuñu xañuñu kenn lu mu mën bu fekkee defar moo ñu tax a jóg defar rek moo ñu tax a jóg Grand Yoff war nañoo xool nan la ñu mën a defaree Grand Yoff ñun nag li ñu bëgg mooy Grand Yoff rendez-vous dans 10 ans nan la war a mel Grand Yoff est-ce que dafa nar a inondé Grand Yoff est-ce que route yi dinañu baax Grand Yoff est-ce que environnement bi dina baax cadre de vie bi dina baax Grand Yoff épicentre la ci Dakar épicentre la ci Dakar tey épicentre soit day wàcc baa mu yëg wàcc gi nag li koy indi mooy nit ñi di yokk di ñëw créé wuñu benn possibilité pour yëkkati ko affaire bi di gën a wàcc di dem te bu ñu continuer di seetaan jeunesse bi laay waxal bu ñu continuer di seetaan nii lay continuer booy du ñu am lu ñu def chômage bi di yokku tu préfères këf baa nga agressé te loolu la ñu bëgg tey mu deñ ne serait-ce que élevage bi ñu maîtriser mën nañ ci tijji ay bunt fii jeune boo fi wax ne ko je suis éleveur professionnel dama yor ay laadum da lay day kontaan donc yooyu mën na nekk ay bunt yoo xam ni mën nañ si jàppate man à partir d'aujourd'hui def naa déclaration xam naa ni beneen étape bu ñuy def ci Covid bi la ñuy xeex masque moom bëgg naa kenn dootu ko jaay biir Grand Yoff parce que tollatuñu fu ñu war a jëndee masque moo xam 100 francs la moo xam fukki dërëm la parce que Covid bi yàgg na fi pourquoi ba léegi ñuy jënd masque war nañ koo mën a maye. beneen étape masque yi lay doon ak gel yi buñ jugee ci loolu incha allah foire la ñu bëgg a organiser ku mu neex na nga jël idée mais foire la boo xam ne jeune Grand Yoff yëpp dañuy wër def tour parce que tàmm naa ko mënd bi damay jël oto di wër di ñaan man di yóbbul gars yi bëggatuma leen a yóbbul solution laa leen bëgg a indi foire la ñuy def jeunes yi mouvement femme ak koo mënti doon consulter ci foire bi nga indi sa projet ñu étudier ko dina ci am projet yoo xam ne ñooy méngoo bu ñu méngoo bi ñu xool nan la ñuy leen di wut nan la ñuy wutee financement suivre leen léegi lañ koy tàmbali duñu xaar gagné wala ñàkk a gagné ci élection locale yi li ñu war ci Grand Yoff à partir d'aujourd'hui man maa déclaré na ma damaa bëgg maire bi dinaa ko wane ci côté yëpp léegi nag Grand Yoff dans 10 ans loolu la ñu bëgg a xam nan la war a mel donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax je pense que côté yëpp laal nañ ko bu ñu amee lu ñu fàtte tamit ci liñ ciy doon bees la caméra yi teg suñu kanam ñu xaw a télé wax tuuti moo tax ñu ciy xaw a juum wala yu ci dëng rek ñu baal ñu ko mais nag Grand Yoff xam ni seen doom jóg na am na yeneen doomam yu jóg mais bu fekkee defar moo ñu tax a jóg warata ñaaw waratuñoo xuloo waratuñoo xeer Grand Yoff dans 10 ans nan la war a mel loolu rek la ñu bëgg donc ñu ngi remercier ñëpp di kontaan ci seen teewaay di compter nag ci yéen presse bi dañu compter si yéen waaw dañu compter si yéen ndax tey li ngeen def dafa sedd sama xol bi daay wallaay talaay jeune boo xamante ni kenn xamu sorti de nulle part génn rek na day def déclaration fii la koy defee tey salle bi amul fenn fu nit taxaw ndax ay caméra ak ay lépp a ngi fi donc man dama leen di remercier bu baax a baax compter si yéen xam ne lii ma bëgg a def combat la xam naa ne dina metti xam naa ko mais incha allah dinañ ci def lu nu mën donc ñu ngi leen di ñaan lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy def nu ñu ko mën a yombalee comme ni ngeen ko defee nii tey ñuy àndandoo ndax lépp luñ fiy def aussi
lépp luñ fiy def nii lépp luñ fiy def nii Afrique léegi moom Europe ak léegi commencé nañoo foo tàmm nañu fooye VAR lu fi waay waxoon da koy waxaat waaw ragaluma man lu ma wax dans 10 ans ñu toogaat wax ko donc compté nañ ci yéen bu baax a baax ci ay activités yu ñuy def te xam ni lii ñu nekk nii combat la loxo ku nekk war na cee mën a dem pour mu jàll. Grand Yoff près de 66 quartiers 400 000 habitants chaque jour même chose même truc ñoo fay am ñun tey suñu rakk yu jigéen ñi bu ñu génnee sañse ba rafet dem Almadies dañuy rusa wax ni Grand Yoff lañ jugee parce que lu tax duñ fa bàyyi bu ñu toogee ak fu ñu mënti toog dañuy bëgg a fier ne Grand Yoff lañu jugee Grand Yoff am na ay terrain de football am na santé bi normal na bala ñuy lijjanti nag ay hôpitaux wala dara dañu fexe ba nit ñi dëkk set ndax nit ñi bu setee fi mu dëkk di lekk lu set di naan lu set wax dëgg yàlla du gaaw a feebar du gaaw a feebar bu ko dal rek ci la yàlla lay jóge mais dafa feebar parce que fi mu dëkk inondé la te bu ñu toogee di seetaan nii nawetu déwén nii lay continuer 2012 buur xam na li may wax ak ñeneen ak ci foon nañ ci sinistre yi amoon école HLM Grand Yoff ñu indi leen fa actifoon nañ fa bu baax a baax 26 jours lañ fa def gérer 52 familles 672 personnes di leen gérer ñun ay xale yu ndaw bi ñu ñëwee ba inondation yële passé defaat nañ suñu auto démarre jox leen parce que mënuñu leen a dajalewaat di leen nourrir inondation yi demaguñ fa mais li ñu fay demee mooy lii demuñu fa pour ñëw indil leen matelas bu subaa ñu ñëwaat indil leen matelas dañ faa bëgg ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen ne am nañ ay solution pour lii déwén du am donc loolu kese la. donc maa ngi remercier ñëpp sant ñëpp membre de ma famille waa Grand Yoff xam naa ni gars yi heure sénégalais lañ koy def dañuy foog ni da nga naan leen 16h 17h ñëw 18h di xaar mais bu ngeen génnee di ngeen gis ni nit ñi dañuy ñëw mënuñu ci dara ku nekk ak may woo man la du ma def loolu parce que presse bi dañoo am yeneen yitte yu ñuy def di remercier Laye Diop ci oyof bu mu am ni am na yeneen candidat yoo xam ne tamit am nañu oyof boobu mais ñëwuñu mais jëpp ku ci dugalul cadre politique comme kii di mu def nii noonu lépp koy rafet ñun moom fi mu toll nii foqati maire bi la ñu bëgg téye ko suñu loxo defar ko ñun ko bëgg te ndaw dafa bëgg waaw góor yéen a ma ko gën a xam donc maa ngi remercier ñëpp di leen sant ñu bañ a guddal merci beaucoup merci beaucoup. waaye dégg nañu question bi dañuy njëkkee si mënd bi depuis ñuy dem di xool xam Grand Yoff ni mu bindoo xam ni Grand Yoff bassin bi zone de captage moo fa nekk bu Grand Yoff wetu jumaa ji moo fa nekk te bañ ko fay def wax dëgg yàlla nit ñi yokku nañ léegi ndax xanaa bu dee 10 personnes dëkkoon fenn sax dañuy jur dinañ yokk loolu c'est évident léegi nag ñun xalaatuñoo xaar ci budget mairie pour defar canalisation Grand Yoff parce que canalisation bi la xaaruñu budget mairie pour defar canalisation étude la ñuy def ak ay ingénieur xool lan moo ñu mën a dimbali ba tax na tey bassin ba ak canal bi nekk Grand Yoff nan la ñuy xool ba cumuler leen mais Yaraax daf ñoo jege géej moo fa nekk suñu mënee am ay tuyaux yu mag a mag loolu de sama xalaat la boo xam ne man nekkuma ingénieur mais xam naa ne bu ñu creuser ba changer canalisation bi am fu ñu koy évacuer amaana du taxaw loolu sama xalaat la léegi nag Ablaye Diop mi li tax ma teg ko sama wet aussi ingénieur la en bâtiment moom am na yu ñu si jot a waxtaan mais dañoo nekk si politique koo ko waxee ni da ngay jég kenn taxaw naan sama xalaat ak sama lu kenn xamul la moom ingénieur la en bâtiment bu ngeen ma ko mayee damaa bëgg rek moom mu sànni ci kàddu ci côté boobu war na koo mën waaw mën na ko laay vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam. maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di la remercier Jamil ci oote bi nga oote comme ni nga ko waxee oote yomb mais boo oote yi ñu uy si vraiment. gën naa nekk booy li nga wax noonu li ma ci mën a yokk lu lenn man Jamil xam nga lan moo ma ñor Grand Yoff dans 10 ans lan la war a mel ak comme ci mënti doon ak koo mënti doon tijji nañu suñuy buntu rawatina nga nekk nitu Grand Yoff bëgg Grand Yoff ak koo mënti doon nag laa wax li ñu intéressé mooy Grand Yoff dans 10 ans noonu nan la war a mel loolu moo ñu intéressé ku ci ñëw wala kuñ ci yaakaar ni war nañoo mën a àndandoo pour Grand Yoff dans 10 ans bu rafet mu nekk Grand Yoff dañuy rêvé tijjil nañ la suñu ay buntu mais li ñuy bañ kay mooy nga ne booy bu ndaw bi jóge na fële am na lu muy jéem a teg nañu xool nu ñu àndandoo ak moom
pour après nga jiitu wala dara pour indiwaat yeneen stratégie yi ñu doon teg loolu la ñu bàyyi ku ñu ko ci def ku ngeen dégg ne rek Jamil am na ku mu àndal mën nañoo woo presse bi ñu toog comme ni lañ ca wax mën nañ ko wax si kanam presse bi bu ma demaatee ba bàyyi dinaa waat presse bi ne leen bàyyi naa ko lii la def ak lii ak lii ak lii waaw parce que kenn du ma dindi ci samay yoon te yoon boobu noonu am naa ci ñu ma ci yaakaar te ñu ma ci yaakaar kenn mosu leen a dégg ci politique kenn mosu leen a gis ñuy reyante si politique man ñooñu laa yaakaar ñi nga xamante ni gëm nañ ni war naa mën a dem ay ingénieurs yi étudiants yi ñi nga xam ne dañoo jàng ñi nga xam ne dañoo am métier donc loolu kese laa mën a yokk ci loolu Bourguewel ñun Grand Yoff la ñuy rêvé quoi nan la war a mel dans 10 ans rêve bi nag dañoo jóg pour wax ni c'est possible waaw c'est possible. merci beaucoup Jamil. mais sécurité foo ko dégg rek chômage mooy mu ngi fa booy bu ñu amul lu ñu def day am insécurité am na si leneen lu am aussi tamit am na yu bëri yoo xam ne aussi day xewee Grand Yoff mais dëkkul Grand Yoff de waaw dak bëri na ñuy dàq ji agresseur wala ñu jàpp sàcc te dëkkul Grand Yoff mais xam nga lu tax dañoo xam ni foofu am na fa su fa amee boo ñëwee da ngay xajama loolu rek bëri na fa léegi nag li ñu mën mooy li ñuy woo jeunesse bi ak kum ci mënti doon dinañu sol suñu dal dem xooli leen xool du ñu àndandoowee ñun bëgguñu li ñuy def Jamil kese moo ne si kanam wala mook Ablaye Diop wala mook keneen waa Grand Yoff ñuy jóg ku ci nekk ñu xam li ngay yëngu ñu xool luñ la ciy dimbali ak lu mu mënti doon moo xam looy mënti jaay looy mënti liggéey looy mënti def ñu mën la ci dimbali parce que nit koo gis nag si àdduna am na lu mu mën de am na lu mu bëgg mais société bi moo lay imposer nga defi leneen loo amul possibilité def li nga bëgg donc ñun ak suñuy possibilité ay partenaires ak le peuple bu ñu am war nañu mën a xool nan la ñuy gérer créer aussi ay emploi et c'est possible insécurité moo am mais nañu créer ay gardiennage ay affaires yooyu jël jeunes yi ñu liggéey si mais nga wutal leen salaire yoo xam ne dañ koy xëccoo fii tey boo fi taxawoon ne tey nga jël ci cité nouvelle yi par exemple nga dagg teg ay barrières teg ay niches nga jël ay jeunes Grand Yoff ñuy liggéey nga ne leen vous avez 150 000 par mois mais 150 000 boobu du projet booy lijjanti pour fin du mois nga naan leen fii la xari jaar ak fii la nag yi jaare ndax leketu kese naxul bëy day fekk nga am étude boo def ba teg say fonds engagé leen ñëw ñu nekk ci ne serait-ce que cité nouvelle yi même bu dul xaalis bu ma dem lijjanti ji HLM Grand Yoff plus de 4000 logements gi ma dëkk bu ma duggee ci kër ne la tey mën ngaa def 1000 francs par famille 1000 francs yi ci la sa gardien bi toog ci angle ba ci lañ koy fay kii ne wër di jël mbalit mi camion bu ñëwee bu rombee ki ko war a këppi ci lañ koy fay fleur yi ne si koñ bi nii HLM Grand Yoff fleur yi ñu fi def nii ci lañ koy fay 1000 francs boobu léegi ci famille bi lañ bëgg mu jóge kooku dañuy adhéré di nga gis famille bu lay jox ay 10 000 ay 5 000 loolu ay projet la yoo xam ne xalaat nañ ko te pour ñu dox ko dañu war a ànd ak ay nit ñoo xamante ne ñoo bokk li ñu bëgg bu ñu bokkee li ñu bëgg dinañ ko mën di démarcher parce que benn nit mënul loolu nag buñ ci nekkee leeral yoon yi fexe ba nit ñi am ci lu ñu jàpp gëm naa ni insécurité bi dina wàññeeku ndax boo amee sa gardien di nga mën a tëdd nelaw ba yandoor ku génn di nga mën a ñibbise te sa xel dal mais Grand Yoff ñun ci suñu biir xam nañ fi ñuy defee fi ñu dul defee foofu la ñuy dem wax leen ñun suñu biir la ñuy defantee rek yàlla dimbali ñu ci donc am na ci ay idées yoo xamante ni nii suñu woowee presse bi amuñu ci benn retenue wala benn calcul bu ñuy def si lenn parce que li ñu wax daf ñoo ñor tey bu ñu sañoon billaahi wallahi tallaahi bu ko nit defoon boobu ba léegi tey kenn duñu gis ci langue politique mais dafa fekk ni dafa am loo xam ni boo xasee ba teg sa tànk sa buntu kër moomatuma ko man jëm dama ko bokk ak ay nit te nit ñooñu pour ñu mun koo defar il faut ñu àndandoo te politique